mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant saa su nekk comme ni ñu koy defee rek ñu dikkaat ak yéen nag ci seen beneen numéro li ci diaspora bi li ci diaspora bi ni ngeen ko xamee nag ma koy def ak Baye Diouf saa su nekk Baye Diouf nekk ci rajo bii rek ñu duppee rajo defaral suñu bopp damay def dudul rek jox Baye Diouf mu nuyoog mbokku téléspectateur yi ñuy seetaan ci Diaspora Vision ak di ñu déglu ci rajo defaral suñu bopp laata nag ñuy tàmbale xuus nag ci ponk yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey. waaw jërëjëf Augustin maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk sénégalais yëpp yi ñuy seetaan fii ci Brescia ak ci àddina bi di kontaan toujours ñëw wax dëgg yàlla. waxtaan faram-fàccee li nga xam ne moo xew ci réew mii ñu dëkk ak réew nañ jógee pour mën ci indi ay leeral. jërëjëf Baye Diouf ci ni nga duggee laata nag ñuy tàmbale waxtaan bi dañuy seetaan rek ponk yi nga xam ne moom la ñu war a faram-fàcce tey ci seen émission li ci diaspora bi. tey nag ci seen émission li ci diaspora bi gën na ci fës ponk yi. xeetum jàngoro gi nag di coronavirus tàmbalee nag ci réewum Chine di wéy nag di law ci àdduna gi ndax suñuy réew yi jël nañ ci ay matukaay yi war mu di rek lu ñu di waxtaanee tey ci biir émission bi. gannaaw ga nag danañu ubbi ab waxtaan ci kàddu yi waa communauté sénégalais yi nekk nag fële ci diwaani Calabria àddu nag mu waral ko nag juróom-ñaari doomi réewum Sénégal yañ fa jàppoon ci opération mafia ga fa amoon ci weer yi ñu génn. danañu waxtaanee it daara gi ñu tëj ci diwaanu Monza fii ci Italie ak ban taxawaay la ñu war a am ci mbir yi ni mel. di tëjee waxtaan gi nag ak élection yi amoon na ca diwaanu Emilia Romagna ndax rek mënees na indi ay coppite ci mbébétub mayeb kayit sénatorial gi ñu fi doon coow waaye it dinañu ubbi ab pàcc gu rëy ci lu jëm rek ci fake news yi maanaam xibaar yu tegul ci dëgg. yaatal gi gannaaw bàq gi lay doon. jërëjëf Ngooti ci boppu ponk yi nga xam ne rek moom la ñu war a faram-fàcce tey ci li ci diaspora bi ci njëkk nag comme ni ñu ko déggee Baye Diouf mu di rek décès yi am fii ci suñu biir communauté sénégalaise bi fii ci Italie xam nga bu baax Naar Babou bi nga xam ne génn àdduna peut-être rek xanaa nga am témoignage boo xam ne war nga ko mën a joxe ci moom laaj nag ñuy dugg ci ñeneen ñi nga xam ne vraiment génn nañu àdduna te dëkk fii tamit ci Brescia. waaw comme ni nga ko waxee Augustin wax dëgg yàlla jour yi ñuy génn xaw na tàng ci suñ biir communauté bi ndax ay nit yoo xam ne génn àddina nekk ci biir communauté bi évidemment àddina nag moom looloo ànd. dëgg la. tudd nga nag kenn ci ñoom mu nekkoon nit ku baax ñu koy wax Naar Babou Gningue wax dëgg yàlla mu mérité woon nag hommage de toute la communauté sénégalaise fii ci Italie mais surtout nag ci waa Bergamo. dëgg la. yàlla def na ku baax la woon man xam naa ko ku yaatu la woon ku bëgg xeet sénégalais ba noppi nag ku bëggoon tamit communauté sénégalaise bi dox yu jëm ci kan mu oyofaloon bopp nag wax dëgg yàlla bu doy waar parce que maa ngi fàttaliku man en 2009 FASNI muy fédération association sénégalaise yi nekk fii ci Italie dénkoon ma benn organisation ay culturelle boo xam ne de recueil de fonds boo xam ne ñu ngi engagé woon Titi mu def concert bi concert bi jeexee ñoom ñu am beneen dëkk buñ demoon waroon dellu su Italie pour dem Venise pour jël fa avion mais xaw ma nu mu demee woon ñu wàcc station centrale guddi xamuñ fi kenn te war nañ gaaw ku leen yóbbu Venise pour ñu jël fa avion bañ a raté seen avion ak suma xarit bu ñuy wax Adama Thiam bi njëgee affaire bi ñu Adama ne ma xaaral ma laaj Naar Babou ci guddi fekkoon na mu tëdd ba pare biñ ko waxee gratuitement mu bàyyi soxla taal otoom jëli leen station centrale yóbbu leen Venise loolu yëpp ci mbaaxam wax dëgg yàlla man mbir mi bi mu ko déggee loolu mu def dama ci kontaan ba noppi wax dëgg yàlla di ko ci gërëm yàlla def na génn na àddina waaye mbirum suñuy wax tey mbirum communicateur
traditionnel dans la diaspora. te ñoom tey ñiy représenté ñoom Ngoti Mbaye nekk ci. su ma yeboon ne Naar Babou ci ñi ko lancé. ci diaspora bi la bokk. loolu mooy tradition la nga suñ tradition mu ñëw indi ko Italie. mbirum làmb suñ koy wax tey. su amee benn sens Naar Babou ak xarit ak frère am Ibrahima Mbuub ci ñi ko lancé. ci dëkk bi ba tey édition de lutte buy xew Bergamo ci gën a mag ci gën a siiw. ci Italie kon nag su yàlla defee ñu bokk ci communauté bi gis ku baax génn àddina dañuy def da rek di ko ñaanal yàlla jàmm. ba mu yegg ca Firdawsi di ko ñaanal famille am di ko ñaanal xaritam yëpp yi nekk foofu ak moom ca Bergamo. am na soom benn xarit sax bu lancé woon benn idée ci Facebook. Matar Diop que centre culturel bu Bergamo dañ ko war tuddee Naar Babou. dëgg la loolu moom daanaka idée bu baax la mu nekk idée bu rafet. bu rafet ndaxte comme ni may wax rek communauté day am place. waxoon naa ko fi. suñ place que communauté day xewle ba am place si xewle. comme foofu nag mooy suñ place xewle bi gën a mag. te Naar Babou bokkoon ca association boobu. liggéey fa lu baax foog naa ne tuddee ko dafa lu rafet la. dëgg la xarit idée boobu suñu xarit Matar Diop. Matar Diop nekk ca Milan waxoon ko lu ñuy gën a fësal la waaye luñ ko mën tuddee naar lim def ci communauté bi kenn mënu ko koo fay. dëgg la waaw du question fay ko sax mais. di ko fàttali lu rafet la ci biir communauté bi. kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla daal ca foofu mu tëdd ca Touba. yàlla boole ko ci ay nitan ca fa place yi gën a yu yàlla yi gën a mag yi yàlla dugal ko fa te am nañ yaakaar ne dina fa dugg parce que lu baax rek lañ ko xamee. dëgg la jërëjëf Baye Diouf ci témoignage bu rafet boobu nga indi rek ci nga xam ne mooy Naar Babou tey génn àdduna di ko jaale ay mbokkam di jaale aussi ñëpp ñi nga xam ne rek xamoon nañ ko bu baax a baax man mi sax jot naa liggéey ak moom ci Diaspora 24 ci émission yi mu fa doon amal. ci ponk nag bu njëkk bi dinañu waxtaanee rek ci nga xam ne moom mooy feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna muy jàngoro jooju ñu tuddee coronavirus. mu tiital nag daanaka àdduna bi bépp te ñu gis ne feebar baa ngi tàmbalee di law ba mu tàmbalee fële nag ca réewum Chine yan leeral nga ñu mën a indil bàyyi ci feebar boobu ci ni nga ko jàngatee rek ci ayu bés bii ñu génn ci journaux yi fi. waaw xam naa am na élément boo ci war dugal xam naa. mais bu expliquer feebar bi mais li ñu ciy wax rek mooy commencé ci tur bi corona. virus moom ñëpp xam nañ ne ci xeeti microbe yi la bokk. yoo xam ne am na ci yu soxor yoo xam ne day sonal nit ñi. dëgg la. li tax ñu tuddee ko corona mooy dafa am forme couronne. couronne loolu tax ñu tuddee ko corona. parce que corona ci italien mooy couronne. mooy couronne waaw mais français yi sax xam naa norme d'origine latine la. moo tax ñu naan corona parce que forme virus bi la jàngoro ji daal nu mu mel. waaw liñ ci mën a wax rek moo di ne amoon na avant loolu yeneen virus yu SARS bi ñu doon wax. ay 2006 2007. mu nekk nag loo xam ne ñu ne comme ni ko élément bi waxee. mu ngi jógee ci Chine. mbir mi nag fi mu nekk ni jaaxal na àddina yëpp Italie gii ñu dëkk. bërki démb ñaari cas feeñ nañ ci Rome. dëgg la muy benn couple chinois bu jóge woon région bu ñuy wax Wuhan foofu ca Chine. fi jàngoro ji tàmbale. tàmbale parce que nekkul ne Chine yëpp la nekk. mais benn partie bu nekk à l'est de la Chine la. benn région foofu la jógee. donc Italie ñaari cas feeñ nañ fi bërkaati démb. mu nekk ñu jóge woon ci région boobu ñëwoon fi vacances ci seen hôtel ba. benn hôtel lañ nekkoon mais jotoon nañu wër dégg nañ sax Malpensa la ñu wàccoon. d'accord. ñu ci bëri nag jaaxle ci tiit ci ñun en tant que immigré li ñuy wax mooy foog naa ne am na ay doomu sénégalais yu nekk foofu tamit ci Chine. ci Chine ay ci bëri sax ay immigré ak ñi nga xam ne dañuy def commerce daal. ay immigré. te dégg naa maa ngi gis keroog suñu xarit Boubacar Seye. di ci def appel. pour gouvernement Sénégal dimbale leen. ñu gaaw mën fa jógee parce que feebar bi dëkk boobu fi mu nekk nii ku ci nekk yaa ngi masqué wu làqatu pour bañ feebar bi. dëgg la parce que virus dafa gaaw ni mu mënee dugg ci nit dafa gaaw. nu muy wàllee daal moom moo xaw a. ni muy wàllee moo mais nag comme ni ko gouvernement italien waxee bañ cee def alarmisme.
maanaam am na feebar yu gën a rey nit ñi ci dëkk bi lu mel ni grippe ñu koy wax influenza te chaque année nit ñi loru ci te feebar bi pour mu dal la il faut que nga nekk en contact ñoo xam ne ñu ngi jógee Chine évidemment gis nañ impact bi mu am ci communauté chinoise fii ci Italie parce que soo demee tey Paolo Sarpi muy Chinatown bu Milan fii chinois yi gën a bëri daal fii presque seen kenn gisut kenn duggutu fa nit ñaa ngi leen di daw restaurant chinois yi nekk Milan chinois yi nekk Milan ak yi nekk Rome kenn dematu fa muy wane rek mbirum impact communauté ethnique lu xew ci fenn rek dañ ci généraliser yëpp li may wax suñ mbokk sénégalais yi ñuy déglu rek mooy bañ cee tiit bañ cee jaaxle bi may ñëw nii ci train bi maa ngi gis ay italiens yu takk ay masque tàmbale takk ay masque tàmbale takk ay masque li ñuy wax rek moo di ne symptômes yi nit ñi xam ko pour que su leen dalee nga surtout sëqat bu métti la ak voies respiratoires yuy bloqué wu ak grippe ak feebar li ñuy fièvre alta kum ci dal rek nga gaaw dem hôpital waaye nag bañ ci alarme moom bañ ci indi alarmisme bu mag daal dëgg la loolu lañ ci mën a wax di ñaan aussi suñ gouvernement Sénégal parce que chinois yi xam nañ ne wax dëgg yàlla li ñuy dem ci Afrique bëri na dëgg la gis nañ ñi ci gouvernement européen yi jógee mais dégguñ ci ba léegi benn gouvernement africain bu ci jóg wax ci pour que parce que ñun gaa en tant que africain yàgg nañ problème yooyu ñu am ko comme affaire Ebola ba fa amoon dëgg la te réew yu bëri commencé woon tiit ci Afrique waaye nag tey Chine la jógee ñu nit war nañ sans ñu créer benn alarme nationale mais au moins ñu jël ay matuwaay parce que bi mu amee Italie bi mu feeñee Italie sur le champ premier ministre bi ak ministre de la santé. def nañu ay communication dañoo def kañ conférence de presse. dëgg la. ak un professeur de médecine bu aay ñu toog leeral mbir yi. dëgg la loolu nag fan naa lu ñu war la Sénégal. d'accord parce que waa Chine dañuy dem Sénégal ak ñëw. dëgg la chinois yaa ngi fépp laata sax ñuy xuus di woy ba léegi ci waxtaan bi ci jàngoro jooju di coronavirus. dañuy dem rek seetaan benn élément gën a xam nag lan mooy feebar boobu laata nag ñuy dellu siwaat ci plateau bi. fas yéene ñëw tey rek waxtaan ak yéen ci benn actualité sanitaire bu xew si àdduna bi ñu koy wax coronavirus. lan mooy coronavirus ay njabootu virus lañ. di jàpp lu si ëpp nooyukaay doomu aadama bi ñu leen di wax virus respiratoire. coronavirus nag yàgg na am ci àdduna bi depuis année 1960 yi waaye jamono yi nag dafa am benn flambée fële ca Chine ci benn dëkk bu ñuy wax Wuhan nga xam ni fa la virus bi réapparaître ci beneen forme ñu tuddee ko 2009-NCOV. lu tax ñu naan ko coronavirus nag mooy virus bi boo xoolee forme bi dafa xaw a nduroog couronne. naka la feebar bi di jokkalante woo coronavirus bi nag mi ngi tàmbalee ci benn dëkk bu ñuy wax Wuhan nekk ci Chine ci jóge ci ay mala ñu leen wax transmission animale dem ci doomu aadama yi ci la jógee par la suite ci doomu aadama yi di ko wàllante seen biir ñu leen wax transmission interhumaine ñu koy wàllante ci ay sëkkat ak ay tuflit ak ay liquide yuy bawoo ci doomu aadama bi dem ci beneen doomu aadama. transmission interhumaine boobu nag moom moo waral moo commencé law ci àdduna bi ci dëkk yu bari. naka la feebar bi di feeñee ci yaramu doomu aadama bi feebar bi nag daanaka buy tàmbali day nduroog xeetu grippe ndax day jàpp yaram bi muy tàng yaram bi di metti ngay liw di sëkkat di am ay bopp yu metti yaram bi di tayal ba jàpp biir bi dem ay biir yu daw ba ci jàpp nooykaay bi ngay am ay jafe-jafe pour nooyi ak yeneen ak yeneen. li waral feebar bi grave nag mooy bu weesoo forme grippale simple bi ñu décrire mën na évoluer ci yenn forme yu gën a sévère lu ci mel ni joxe benn syndrome bu ñuy wax syndrome de détresse respiratoire aiguë
nga xam ni day jàpp nooyukaay bi ba doomu aadama bi dootul mënati nooyi bu ñu ko gaawul traité rek mun naa yóbbu bakkanu doomu aadama bi. ba fii ñu toll nii nag amagul traitement spécifique boo xamante ni moom moo am ngir faj coronavirus bi waaye teewul ni OMS ak ñi si war a lëkkaloo yëpp ñi ngi liggéey ngir génnee vaccin bi ngir mën a traité coronavirus bi. waaye laata ñuy àgg foofu nag li mu ñu def mooy di traité si ñi xam te ni malade bi mi ngi koy amee muy traitement symptomatique ak fexe jàngoro ji bañ a law si ñeneen ñi. li ëpp solo nag mooy naka la ñuy méttoo jàngoro ji di coronavirus mooy di fexe di sàmmonteeg règle d'hygiène yi rek ci raxas suñuy loxo bu baax a baax ak ndox ak saabu ak lu ci mel ni eau de javel wala alcool. di méttu di nekk en contact direct ak ñi amee feebar bi di tamit togg ñam yi ba muy ñor lu ci mel ni ndawal yi ak nen yi ndax feebar bi si bëri ci mala yi lay jóge. bu dee si ñi amee feebar bi tamit yi couvrir seen bakken ak seen gémmiñ saa suñuy sëkkat wala ñuy tisooli ak mouchoir tey méttu di jaxasoo ak nit ñi bu baax a baax. ginnaaw loolu képp koo xamante ni jàngoro bi mi ngi commencé feeñ sa yaram nga fexe dem l'hôpital si lu mu gën a gaawee bu ko defee ñu jël la en charge. voilà Baye Diouf comme ni nga ko gisee explication yi daanaka leer na ci xeetub jàngoro bi ñuy wax coronavirus waaye laaj bi mooy ndax ñun suñuy gouvernement yi tàmbal nañu di jël matukaay yu war balaa muy law aussi ñun ci suñuy réew yi. suñuy réew yi comme Sénégal nga xam ne peut-être dëkku Europe yi moyens yu ñu am ñun amuñu ko daal pour xeex ak feebar bu mel noonu muy bañ di law daal ci biir askan bi. waaw jërëjëf dama koy rafetlu genre élément sensibilisation de information yi nii. information pratique. mooy li xaw a manqué suñu réew. te loolu comme ni ngeen ko xamee man ci lay yàgg di yëngu. information de pratique mais aussi pour sensibiliser. wax dëgg yàlla ki ko defar xawma ko personnellement mais suma benn boy bu nekk Calabria moom ma yónnee élément bi ma gis ko ci Facebook jàllale ko donc ñu jàllale ko nii ci diaspora donc di ko ci gërëm aussi bu baax. parce que daanaka nu mu ko faram-fàccee daanaka leer na. exact te yu mel noonu dafa waroon suñu gouvernement bi. gouvernement ci pour rejoindre sa question bi. d'accord parce que yenn yu jaxasoo yi su amee il faut information boo xam ne day leer nit ñi comprendre. xam yan matuwaay lañ ci mën a jël. dëgg la donc loolu ci mbirum média dafa manqué Sénégal. te loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ci liggéey ñun depuis des années fii ci diaspora bi. te su ma sañoon ni ñu koy liggéeyee di ko joxe suñ façon pratique. mu am Sénégal ñu gën koo développer. parce que yu ci bëri nit ñi dañuy dégg rek te duñ xam. di ko reprendre di jël ay matuwaay yoo xam ne. dëgg la te kenn xamul donc information pratique lu surtout nag ci làkki wolof. parce que bu ci bëri ay français lañ doon def. mais léegi toll nañ foo xam ne nag surtout réseaux sociaux yi bi mu amee. làkk wolof bi dafa gën a am doole. parce que léegi nit ñaa ngi bind en wolof nit ñaa ngi wax en wolof muy tasaaru. kon nag dañoo war lépp loo xam ne ci mbirum xam la rek xam-xam rek. ñu faram fàcce ko. loolu foog naa ne gouvernement du Sénégal loolu la waroon njëkk a def jël ay ministre de la santé bu Sénégal wala premier ministre ñu dem télé expliquer. malheureusement gisuguma ko xaw ma ndax lu am la peut-être ñu ngi koy préparer. feebar bi ñuy wax coronavirus kenn trouvé wul lu koy faj. maanaam vaccin bi daal. vaccin bi génnagul ñu ngi naan ay médecins australiens ñu ngi ciy liggéey pour gaaw trouver ko mais nag comme nekk na loolu waroon na nekk loo xam ne wax dëgg yàlla sur ces maladies là te ñu naan ci rab yi la jógee wala ci jën yi ci géej gi mais yooyu yëpp parfois da ngay dafa doy waar daal parce que parfois dafa mel ni aussi manipulation da ciy am. dëgg la virus yooyu kenn xamul lu muy juddoo. wax dëgg yàlla lu ñun pays africains yi su ma sañoon daal mooy ñu jël ci ay matuwaay surtout nag expliquer xool nit ñi yan matuwaay la ñuy mën a jël pour échapper ci loolu. parce que fi mu nekk nii soo demee Sénégal soo demee Côte d'Ivoire soo demee foo dëkk chinois yaa nga ba ci biir àll yi. suñu réew ma ñu exploitation forestière yi chinois yaa ngi ci. donc te région Wuubaat boobu c'est une grande région industrielle.
boo xam ne chinois yu bëri dañ fay jógee di dem ci àddina bi. dëgg la donc loolu daal laa ci mënoon wax quoi. mu mel ni rek ne Sénégal sax xaw nañu tàmbale di ci jël ay matukaay. daanaka boo demee ci aéroport bi comme déjà frontières yi ci la feebar bi di gën a mën a gaawee pour dugg ci dëkk. tàmbale nañ fa di fa def ay caméra thermique pour nit ñi daal bu ñuy dugg ñu mën a xam seen température parce que am na benn niveau température boo xam ne boo fay yeggee daal. lu suspect la il faut que ñu xool la càmbar xool ndax am nga virus bi am déet. kooku c'est une bonne initiative cordon sanitaire ngay wax. waaw def ko ci aéroport yi tamit lu baax la. cordon sanitaire waaw. voilà donc jërëjëf ci leeral yooyu ngay indi ba tey bu ñu desee ci xeetu feebar boobu mu mel ni am na benn impact boo xam ne am na ko aussi ci la communauté chinoise. parce que tamit nit ñi ba dafa mel ni léegi dafa am lu ñu leen di xoolee dañ leen di daw wala leneen moo ngi ci biir daal. ba tey sax ci Rome am na benn baar boo xam ne da ci def cartello maanaam da ci def benn affiche bind ci rek ne. Chinois yi amuñu droit pour dugg fi. mel ni chinois yi en tant que tel ñoom ñooy. ñoom ñooy lawal mbir mi tout à fait ignorance la rek. parce que nag nekk chinois taxul nga am feebar bi. dëgg la c'est vrai que feebar bi seen dëkk la jógee mais Chine comme ni ñuy wax ne presque 1 milliard de personnes lañ. te pour le moment foog naa ne ñi ko trouvé gu motugul 1500. donc. ni ñu koy waxee sinophobia bi juddu. maanaam bañ chinois yi. bi juddu ci réew mi ak asiatique yi wax dëgg yàlla day wane rek niveau d'ignorance bi nga xam ne. parfois peuple bi fii ci Italie foofu lañ toll. chinois yi am na sax ku ci def benn xarit italien bu ci def commentaire ci Facebook bi ma reprendre ko donc chinois yi fii ñu ci bëri fii lañ juddoo sax te gis nañ ay chinois yoo xam ne. presque italien lañ gën a comprendre Italie lañ gën a xam sax seen réew. seen réew dëgg la kon nag nit jaune rek wala bët yi mandorle rek nuñ koy waxee ci italien bët yi tiiréew rek nga ne nga koy daw lu rafet. dëgg la te nag loolu la ñu war a xeex mais nag day wane tamit ñun en tant que communauté africaine ñu war cee xalaat jël ci ay yoon yu jaar yoon maanaam. éviter ñu ñuy mbëmb suñ communauté. parce que lu kenn def rek presque dafa mel ni loolu mooy le paradoxe de l'immigration mooy lu kenn def ci communauté rek dañ koy jéem a. ñëpp la ñuy généraliser donc moo tax képp ku ci nekk lépp looy def rek war nga koo xoolaat balaa nga koy def waaye ku yaakaar ne yow ci sa bopp rek ngay toppatoo mu jeex doo faale leneen ko ñi nga bokkal communauté bi da nga juum. dëgg la man leçon boobu te wax dëgg yàlla. su may xarit chinois yu bëri dama leen yërëm fi mu nekk nii ñu ngi presque ñu ngi ruus di laxatu te loolu wax dëgg yàlla rafetul. waaw du lu rafet te chinois yi wax dëgg yàlla waaye nag wax dëgg yàlla ay liggéeykat lañ. parce que restaurant yi ëpp fi mu nekk nii Milan ak li ko wër. chinois yi ñoo ko yore fi mu nekk nii. te nekkatul sax cuisine chinoise la ñuy def. mais léegi cuisine italienne la ñuy def di ko def ci yoon wu jaar yoon xanaa duñ def dara rek. di indi suñ solidarité ak toute la communauté chinoise d'Italie di ñaan aussi que mbirum feebar bi ñu gaaw trouver vaccin bi pour mbir mi mun a dal parce que wax dëgg yàlla koom-koom bi dina ci xaw a daanu koom-koom réew mi mais koom-koomu àddina bi ci affaire yi coronavirus bi nii. dëgg la jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jotee indi ci xeetu jàngoro boobu di coronavirus te mu lëmbee jamono ñëpp di ko coow un peu partout laata ñu ngi ñuy dugg ci beneen ponk waxtaan bi mu jëm rek ci kaddu yi waa association sénégalais yi nekk Calabria fa lay yëkkati. te mu jëmoon rek ci juróom-ñaari sénégalais yi nga xam ne jàppoon nañ leen fa ci opération mafia bi nga xam ne amoon na fa donc ci weer yii ñu génn dañuy dem rek seetaan benn page publicitaire. Radio defaral suñu bopp toutes les informations pratiques pour émigrer et voyager tranquillement radio defaral suñu bopp bu Baye Diouf rajo bi leeral bépp xibaar ak i tegtal ci ki di tukki rajo defaral suñu bopp ngeen mën ko am nag jaaree ko ci internet ci Google Podcast wala Apple Podcast wala boog ngeen rek télécharger ci Google Play application gi di rajo defaral suñu bopp rajo defaral suñu bopp toutes les informations pratiques pour émigrer et voyager tranquillement
rajo defaral suñu bopp rajo bi leeral bépp xibaar ak i tegtal ci ki di tukki. comme ni ma ko waxee sànq rek dinañ ñëw nag ci communauté sénégalaise bi nga xam ne moo nekk fële ca Calabria ayu bés yee la ñu génn nag daanaka defoon nañ fa opération mafia bu rëy te ñu jàppoon ci nag juróom-ñaari doomi réewum Sénégal loolu nag tax ba association bi nga xam ne moo ëmb doomi réewum Sénégal yi nekk foofu ca Calabria fii ci Italie def nag benn communication maanaam génne nañ benn bataaxal daal mu mel ni nag bataaxal boobu yow Baye Diouf jot nañ la ko yónnee. tout à fait Augustin. ci suñu émission bu mujj waxoon nañ fi infiltration mafieuse ci biir communauté sénégalaise. dama waxoon ne liy raam mu ngi jëm ci ñag bi te yàlla bu mu yegsi ci ñag bi. wala su yegsee ci ñag bi tamit nañ ko yemale foofu. effectivement ku xam Calabria xam ne wax dëgg yàlla mooy région bi nga xam ne mafia bi ñu ooyee 'Ndrangheta foofu la juddoo. am fa doole nag. te nag ñu ngi jéem a infiltrer tous les circuits de l'économie. yàlla def na donc procureur antimafia bu Calabria ci benn enquête buñ lancé woon daaw concerne parce que benn sénégalais bu ay mbokk sénégalais sonaloon mu dem dénoncer leen ci auprès des gendarmeries de la gendarmerie des carabinieri de Calabria procureur bi def lancé enquête am. maanaam lépp daal foofu la tàmbalee. lépp foofu la tàmbalee. ci dénonciation boobu. ñu gis ne dafa am ay sénégalais ñu ci arrêté rek duñu ay sénégalais mais arrêté nañ ci italiens yu bëri presque 70 personnes ci biir yooyu am na à peu près 7 sénégalais yu ci bokk. ñu ci bëri sax ay mag lañ. parce que am nañ 50 ans jëm ca kaw. muy ñoo xam ne dañoo nekkoon ci nord bi seen âge peut-être amatuñ fa liggéey ñu wàcc ci sud bi ci Calabria di liggéey ci affaire yi tool yi. gis nañ sax ne ñoom ne dafa mel ni structure organisée parce que am nañ sax benn chef ñu ngi film yi ñu ngi ci Facebook ñu ngi ci internet bi vidéo yi ñu gis suñu yeewoo sujjootal chef bi nuyu ko. dugg ci seen fourgon bi mu yóbbu leen ci tool yi. ci tool yi loolu ñuy wax caporalisme fii ci italien mooy li ñuy wax intermédiation illicite dans le monde du travail. maanaam di liggéeyloo nit ki ba pare di ci am. waaw maanaam nit ki comme ni ñu ko waxee woon mooy borom tool bi mooy soxla ay nit. waaw am italien yuñ ko jox. italien yooyu jël ay sénégalais yi nga xam ne ñooy jëli nit ñi. nit ñi fay leen pour ñu indi leen ci tool yi ci seen fourgon yi. ba nopp heure de travail suñu war leen war a fay 4 heures chaque heure ñoom ñu am ci 50 centimes. d'accord muy xaalis bu bëri nag dafa mel ni ñooñu wax dëgg yàlla xaalis bu bëri la ñuy gagné ci kaw ay liggéeykat. te loolu lépp lu touché ci mbirum travail dafa am ay normes yoo xam ne dañ ko définir. parce que mbirum liggéey dafa sensible ba nga xam ne suñ deful nànk rek mbirum exploitation da ciy dugg. te loolu Italie ak réew yu bëri dañ cee jël ay matuwaay donc munoo nekk intermédiation dans le monde du travail sans que loi bi jox la autorisation. fii su ñuy wax intermédiation dans le monde du travail agenzia di lavoro yi la ñuy wax muy agence de travail intérim agence d'intérim. ñuy wax coopérative yi daal waaw coopérative yeeg ak surtout nag agence de travail yi quoi. muy mel ni ADECO yu mel noonu. ñooñu rek la loi bi ma jox autorisation pour ñu def ko maanaam nga ci lii nit ki di liggéey nga am loo ciy gagné. loolu ñooñu rek la ko am te ci ay conditions yu précises. dañ ko teg daal ci ay kii daal ci ay base. léegi nag donc xam nañ ne suñ mbokk africain yu bëri parfois soo demee aussi bien Calabria mais soo demee Puglia même dans le Veneto même ba ci Lombardie gi sax dafa am ay africains yoo xam ne dañuy def intermédiaire maanaam ñoom ñooy indi nit ñi ba noppi di ci gagné xaalis. te loolu jaarul yoon parce que exploitation lay nekk te mbirum transport lu mel ni dugal fourgon bu 4 personnes war a def nga def ci 15 personnes te xam nga te ñëpp ñu ngi fàttaliku daaw amoon na ñu ci gaañu woon fële ca Puglia ba ay suñ mbokk yu bëri accident ba lu motoon ay 10 personnes gaañu ci amoon na sax fa naa ay sénégalais wala ay gambien ci biir. donc loolu yëpp soo gisee ñu ciy wax c'est pour artu suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk en contact avec certains groupes organisés
li tax ma koy wax moo di ne waxoon naa ko fi mafia da nga ci dugg te doo ko xam mais soo duggee ba ci biir tamit dootoo mën génn. wala dina la laal te doo ko xam. waaw dina la laal te doo ko xam te dina la laal te doo ko xam donc ñu moytu yu bëri. donc ba mbir moomu amee coordinamento delle associazioni sénégalaises de la Calabria te kii ñuy wax Ibrahima Diop déggonte naa ceeg moom sax bind ci def ci benn texte bu vraiment de qualité. texte bu rafet surtout nag boo xam ne day définir suñ nekkuwaay fii. parce que nee na liberté ak responsabilité ñoo ànd l'Italie c'est un pays de liberté waaye nag sa liberté bi da nga cee war a xam lu loi bi wax ak lu loi bi war a waxul. fa nga war a mën a yem daal far nga mën a yem. parce que nag liberté su amul responsabilité rek day anarchie lay indi te day gaañ borom. donc vraiment maa ngi rafetlu mbir moomu parce que nag c'est vrai suñuy mbokk lañ jàpp mbokk yooyu peut-être. ba ñu lañ doon def ñàkkuñ xamuñu woon danger bi ndax intermédiation del lavoro rek lañ leen jàppee nel monde del lavoro peut-être xamuñu woon danger bi laaj na ñu taxaw leen parce que fii même soo reyee nit sax avocat da ngay am avocat. di taxaw ko am na ku lay défendre. waaw am na ku lay défendre donc en tant que communauté laaj na ñooñu ñu taxaw leen waaye nag balaa ñu leen di taxawu ñooñu noonu ñoom niñ ko defee jël. position nette wane na lépp luy mbirum illégalité ñun Sénégalais yi surtout ñoom association sénégalaise ya nekk ca Calabria dañoo wane ne ànduñ ci parce que soo tëbee jàppale leen rek te déclaré woo loolu day mel ni da nga nekk complicité. surtout complicité dafa am daal complicité dafa am. suñ jàppee sa mbokk rek ngeen jóg dajale naan da nga leen di dimbale te waxoo jëloo benn position nette sur tous les secteurs nag yu mën a nekk jëloo position nette wane na lii da nga koo bañ. dañuy yaakaar ne soo watul tout de suite procureur dina commencer gëstu yéen ñan parce que ñëpp xam nañ ne mbirum mafia dafa am ay ramifications sur le plan religieux sur le plan économique sur le plan politique partout ak sur le plan social dañuy yaakaar ne est-ce que association yi sénégalaises yi est-ce que nekkul ne dañuy jàppale ñooñu te suñ duggee ci mbirum caytu mbirum association yi problème rek ay indi. donc il faut que ñu gën di mën di def ay sensibilisation de nos communautés ñu jël aussi ay prise de position comme ni nga des prises de position nettes wane na lépp loo xam ne dafa illégal communauté sénégalaise surtout les associations sénégalaises dañ koy bañ dañ koy xeex ça ne veut pas dire nag sa mbokk suñ ko jàppee doo ko jàppale mais nag balaa nga koy jàppale da nga koy wane ne lii nga def ñun d'accord woon ci ànduñ ci parce que loolu nag mooy parce que loolu rek mooy yoon wi te ma gis nag Ibrahima Dem Diop la tudd fa naa le coordinateur des associations sénégalaises de Calabria texte bi mu ci def wax dëgg yàlla lu ñu war a partagé naa ko ci suma Facebook mais lu ñu war a partagé association yëpp pour ñu xam ne wax dëgg yàlla lu mbirum immigré responsabilité la légalité liberté et responsabilité loolu la ñu war a teglu donc damay ñaan association yëpp texte boobu ñu partagé ko xam wax dëgg yàlla ne réew mi suñ fi nekkee li ñu war a def rek mooy comme gan lañ fi te ñoom ñoo fi gën a tuuti doole amuñ doole parce que jël ay avocat di ko fay ay centaine de mille yoruñ ko kon nag li ñu war a def rek mooy jub jafe na nag mais mooy sauver nit. gën aussi di xamal suñu askan lu bëri daal ci réew mi. tout à fait et damay kontaan donc vraiment c'est toujours man un plaisir loolu ngay wax xam yeew suñ nit ñi yeewu suñ mbokk yeewu xam plaisir boobu laa am chaque deux semaines ñëw fii Brescia ñu ciy waxtaan parce que lii moo tax ñu taxawal émission bi ci collaboration rajo defaral suñu bopp ak Diaspora Vision muy émission bi ñu tuddee ko lii ci diaspora bi parce que nag mënuñ nekk ci réew mi di xalaat suñu réew rek fàtte réew mi ni nekk te loolu coono rek lay indi ci réew mi donc vraiment li may def mooy noonu ko association ko le Calabria association yi nekk ci Calabria def ko yeneen association yëpp ñu def ko parce que surtout nag sensibiliser sur les risques d'infiltration mafieuse dans notre communauté muy ci association yi muy ci daara yi parce que mafia suy dem bay infiltrer le monde capitaliste le haut niveau capitaliste donc infiltrer communauté étrangère yi lu leen yomb lay doon daal lu leen yomb donc il faut que association yi di sensibiliser surtout nag les jeunes sénégalais yi door a ñëw ci dëkk bi jaar ci Libye
ñu def ndànk lépp lu ñuy def naan rek dañ leen yóbbante yàkkamti leen loolu ay naxaate la. te lu bëri xamaguñ ko ci réew mi. te loolu waaw suñ la yóon soo ñëwee Italie yaa fi indi sa bopp naan dañ laa yónni te yàkkamti la tax nga dugg ci loo warul def soo watul dañ laa yónni pour sànq la. waaw te fii nag mag 18 ans soo ko amee wax dëgg yàlla loo jàng-jàng ci sa culture mais war nga ubbeeku tamit xam ne la dina. te toujours conséquences yi sax la day yàq der daal turu communauté en général. exact waaye de bëgg a am alal rek pour wanewu parce que alal ñi ko am sax duñu wanewu ñi ko am réellement liggéey ko ñàq ko. duñu wanewu dañuy nëbbatu. mais nag bëgg a wanewu rek tax nga dugg naam da ngay wut alal bëgg a wax ne tabax nga. État Sénégal te fekk na loolu yëpp jaarul yoon loolu du lu rafet. donc war nañ sensibiliser les jeunes war sensibiliser ñëpp pour ñu éviter Italie ku ci deful nag su ngeen organiser su ngeen nekkee groupe ku ci deful nag mafia dugg ci sa biir. te su duggee ci sa biir da lay yàq. te tôt ou tard dañ lay jàpp. te loolu nag lu nit ñi war a xam la xam ne organisation lu ngeen booloo da ngeen ko war a teg ci yoon parce que procureur yi fii ak police yi. ay dañ benn aay boo xam ne lépp lu jaarul yoon mën nañ toog duñ koy yàkkamti nag mën nañ toog 1 mois 1 an di la jàng. di am ay preuve looloo daal suñ mbokk juróom-ñaari mbokk yi nga xam ne. jàpp parce que ay 4 heures du matin lañ doon liggéey ñu nga yaa ngi leen di filmer te loolu xamuñ ci dara. donc fii la police a des moyens d'investigation énormes. pour am ay preuves daal. preuve donc loolu daal laa ci mënoon wax. di gërëm donc suñ mbokku association yi nekk ci Calabria di leen wax ne comme def nañ position net boobu jël nañ ko suñ mbokk yooyu xam nañ ne peut-être ut lu yóbboon seen famille rek moo leen ci dugaloon donc jëlal leen avocat jàppale leen mais nag nañ xam ne juum nañ daal loolu daal laa ci mënoon wax. voilà jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jotu indi di gërëm aussi fédération des associations sénégalaises yi nekk foofu ca diwaani Calabria ci prise de position boobu nga xam ne def nañ ko yeneen communauté sénégalaise yi tamit war ci jàng. je pense que lu baax lay doon ci suñu communauté bu fa defee. dara bu amatee suñu der du yàqu daal ci biir dëkk bi. surtout nag comme ñu ngi wax affaire chinois yi rek gis nga maladie ba xew Chine. voilà tax ba léegi ñu ngi boycotté chinois yi. di yàq seen der aussi donc communauté lu yàq suñu der dafa yomb daal. dëgg la nañu def transition rek dem aussi ci beneen xew-xew te amoon fii nag ci Monza maanaam mooy daara jooju ñu tëj teñ fa doon jàngale alxuraan. doomu njabootu sénégalais yi dugg fii nag. juddoo fii nag ci Italie. est-ce que yow am nga ci ay information ci ay bés bi ñu génn. waaw effectivement am naa ci ay information à travers ay suñu xarit yu bokk ca daara ja wax ak man. am naa ci information aussi à travers presse italienne bi ko relaté. am naa ci ay information aussi à travers ay audio WhatsApp yu circulé ba yegg si ci man. di naqarlu nag en tant que sénégalais la xew foofu ca daara ja. parce que wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne daayira Kër Sëñ Touba bu Monza ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla bañ nañ ko ba Milan sax suñuy xewle amuñ place Monza lañ koy defee di gis taxaw bi nga xam ne ñoom daayira bi ñoom daara ja ak daayira bi ñu ngi taxaw doomu sénégalais yi foofu ca Monza. évidemment lii xew Augustin moo di ne c'est la 2e fois ci mbirum jàngale alxuraan suñ doom yi police bi kii justice italienne bi di ci intervenir. bi njëkk mooy daaw la rek fële Toscana ñaareel bi mooy donc fii Monza mu nekk loo xam ne comme ni ma ko waxee woon rek ci rajo defaral suñu bopp. war nañ jóg gën a caytu. gën a caytu ci mbirum daara yi bañ éviter rek victimisme parce que ne waaw tubaab bi dañoo bañ diine l'islam rek moo tax ñu ñuy sonal te loolu xam nañ ne am nañ tubaab yu ko bañ diine l'islam. mais nag loi réew mi moo fi créé liberté religieuse muy constitution italienne moo ko consacré. ku nekk am nga droit daal professer sa religion. professer religion librement. te l'essentiel rek na nga ko teg ci li fi ponk ponk constitution bi nekk maanaam bul ci gaañ kenn bul ci tooñ kenn
ba noppi surtout nag sur xale yi ni ñu leen di jàngalee mu nekk mbir moo xam ne tamit loi bi da koo wax. parce que mbir mi il paraît benn xale bu fay jàngee moo joytu ay services sociaux yi ba services sociaux yi jàllale ko donc au niveau du procureur. du procureur des enfants mineurs bi yore affaire enfants mineurs yi. mbirum jàngale muy ñaareelu yoon donc sur la communauté sénégalaise ñu war cee jóg nag def ci ay tànk parce que nag njàngale alxuraan suñ doom yi daf ñoo war lu ñu war la ñu war koo def. ci suñu éducation familiale ci suñu éducation waaw ci une éducation familiale su fekkee ne musulman nga et religion ça se transmet de fils en père. De père en fils te nag comme yàlla def na réew mi du réew à majorité musulmane il faut au moins ñu marquer suñ croyance religieuse bu jéem ko jottali suñ doom yi. je pense que loolu mooy mbirum diina. di wax ne buñ ko teg ci mbirum victimisme wax ne tubaab yi de réew mi dañoo contre l'islam peut-être am nañu contre l'islam mais du ñëpp ba noppi nag di wax nañ caytu yeneen communauté yi. nañ joxe importance mbirum jàngale xale yi ñu bañ koo def rek mbirum accessoire liggéey ba wàcc samedi dimanche nga ne sa doom par force na dem alxuraan jàngi ko bañ jël matuwaay yi ci am parce que damay bëgg di fàttaliku communauté égyptienne nga xam ne damay collaborer ak ñoom liñ ci def dañoo dem ñoom ab école lañ jënd loué bu mag bu nekk foofu ci San Siro nga xam ne seen doom yi dañ fay jàng arabe jàng fa italien jàng fa yeneen matières yëpp ba nopp jàng fa diina tamit. ci même école bi. ci même école bi ba nopp école bi am toutes les garanties toutes les caractéristiques d'une école italienne. ñeewul dara dëppoo ak loi réew mi. loi réew mi. bañ nañ ko ba ñoom sax dañoo am ay services de bus lu mot 10 bus ñoo jëlee xale yi fa ñuy jàngee indi leen te loolu yëpp. ab association égyptien yu nekk Milan ñoom ñoo organisé wu ba def loolu. ba loolu taxaw daal ba loolu taxaw. je sais que ñaar fukki at ci ginnaaw ñu ngi doon wax boori Zingoña foofu nan lañ fexe woon pour créer fa benn école sénégalaise avec l'ancien consul général ba fi nekkoon muy Souran. projet boobu waxatuñ ko. mais nag ci mbirum jàngale alxuraan bi wax dëgg yàlla dañ cee war a jël matuwaay yu mag parce que nag. nañ koy jàngalee Sénégal bëgg koo jàngale fii noonu du nekkee noonu mënul nekkee noonu te ñëpp xam nañ problème yi fi xewoon ci xale yooyu ñu jéngoon foofu ci Sénégal. bañ wax ci muy ni woon wax werante bu mag ci biir Sénégal ba ci diaspora bi. kon nag li nga xam ne moom laa bëgg am na sax suñ benn xarit bu ñuy wax Ameth Ndiaye bu dëkk Milan bërki démb bokk ci Touba Milano. bërki démb def na ci benn audio bu vraiment bu am niveau bu de qualité. pour rendre compte situation bi yàlla def na jëlee nañ leen avocat yàlla def na aussi mesure yi ñu jëloon ci ñëw xaw nañ ko allégé. d'accord maanaam am na ci ñu koo xam ne dañ ne woon mënutul il faut mu dem di signer tous les jours. foog naa léegi def na une fois par semaine lañ ko wax. am na keneen koo xam ne tamit dañ ko defoon arrest domiciliaire yi te ba mënatuloon liggéey mais léegi yëkkati nañ ko sax mu ngi dem di liggéey. yolomal nañu mbir mi te nag comme ni ñu ko waxee il faut communauté bi yëpp jàpp ci pour ñu utal leen ay avocats yu baax. pour que loolu ñu bañ ci am condamnation. parce que comme ay étranger lañ peut-être amaguñ carte de séjour wala amaguñ nationalité parce que suñ ci amee condamnation seen droit yu bëri daf leen di bloqué. xam naa ne donc am na war nañ xooltu daal mbirum njàngale alxuraan ci suñ doom yi nan lañ ci woon mën taxaw parce que nag alxuraan moo vaut la peine ñàggum alxuraan jar na ko. maanaam nan la ñuy fexee pour loolu wàññeeku. ci wàllu woowu sax ki ñuy wax rek Serigne Makhtar Ka bu Serigne Fallou daanaka def na ci ab déclaration kan mooy Serigne Makhtar Ka bu Serigne Fallou. waaw Serigne Makhtar Ka Mbacké waaw de ibn Serigne Fallou wax dëgg yàlla
comme ni mu ko waxee ci taalibe la jàng na alxuraan mais sëriñ la. wax dëgg yàlla nekk tamit koo xam ne peut-être duñ koy faral di dégg lu bëri. waaye ku ubbeeku la. te comme ni mu ko waxee niti jàmm la. dëgg la te nag diina dafa war a xeex lépp luy fitna. fitna mooy loo xam ne day mbugal nit ki. xam nga su ñuy wax fitna rek wolof baati fitna boobu peut-être dañ ko dul étudier mais philosophie la. nan la ñuy mooy philosophie pour la paix. bañ fitna. lépp luy fitna rek di sonal doomu aadama wax dëgg yàlla ni mu ko waxee ci audio bi dafa nekk lu am njëriñ loo xam ne peut-être sax ñu ci bëri dañuy déglu rek parce que su njàngoom alxuraan warul ànd ak fitna. loolu mooy njàngum alxuraan jàmm rek la war a indi. bu laata sax ñuy xuus di ko gën a yaatal dañuy rek dem déglu ki nga xam ne moom mooy Serigne Makhtar Ka bu Serigne Fallou ci kàddu yooyu nga xam ne daanaka yëkkati na ko. ñoo fi àndaale loo xam ne moo ñu gën a liñ fi sàkku si. ñoo xam ko nuñ koy téyee. ak nuñ koy defee ci njaboot bi. ndax buñ ko defee ci njaboot bi su ëllëgee bu ngeen ñibbee Sénégal bu ngeen tëddee da ngeen nelaw. waaye bu ñu fi bàyyee njaboot yoo xam ne jànguñu diine xamuñu seen Tuubaa kon buñ ko mujjee day réer dañ ci yàlla musal kon nag loolu moo wax am réew boo ca nekkee da ngay naxante rek réew ma te toog naa jotaay bu yàggul matiwul ñaar fukki fan ci waxtaanu biir néeg la sax waaye Sëñ Muntaxa ba ñuy waxtaan man ak moom ak man ak lu man ñett ak ñeent muy wax ne njàngum alxuraan bi day dama wax ne képp kuy jàng alxuraan te sa xel neex da nga bëgg jàng nañ la jàppale ba nga mën alxuraan ku sam xel naqari tam waaye bëgg nga jàng nañ la muñal ba nga mën alxuraan waaye ku sam xel neex te nanguwoo jàng nañ la delloo say bokk waaye dóor yeeg yeew dég yooyu mën naa ñàkk daal nett li moom ba mu doonee ndaw fa mu jaar coono yoo xam ne daanaka sëñ moo ko wax ci mbooloo bi kon nag fitna yi alxuraan moom ku koy jàng da nga sonn kuñ bëgg a yar tam faaw da nga sonn waaye nag li nga xam ne day fitna dëgg-dëgg moom nañ ko moytu luñ man luñ ca Sénégal mooy fii ndax Serigne Touba sëñ mu tali buusu ba mu ko daralee alxuraan dafa woo magam suñ Moodu Faati Kañ ne ko ndax mën nga ko jàngal ba mottu te doo ko dóor mu ne ko man de du ma ko man waaye sëñ buusu man na ko mu ne ko wool ma ko mu woo bàyyi sëñ buusu ilimaan sëñ bi def loo ko moo ko jàngal ba mottu te mosu koo dóor sëñ bay jàpp te wax na ne Bamba damaa yar ba ma amul yar ca tegu ma yar ci yàlla Bamba kon sëñ Tuubaa daana defar nit te loxoom du ko laal kon nag jéem sëñ Saliou am na ko mos a am doom kilifa gu mag la jox ko doom bi muy daw xam bu ñëwee mu daw mu dellusi bis mu wut jéng ànd ak doom ji loolu sëñ Saliou ne ko damaa defe ne dama ko war a yóbbu daara sàngam su ma demee ñu mën koo jéng ba mu wattu ma soo ko indiwaat sëñ Saliou du mooyu ronko ñi sotti ko mu ne buñ koy defee nañ ko def waaye buñ mën a tàgg bu ma kenn tàgg kon nag am na fitna yoo xam ne bëgg lu baax rek moo na ko yóbbee waaye nag mënees naa wattu alxuraan te yenn fitna yi doo ci jaar te dañoo soppi suñu nekk yi suñ maam yi fas liñ daan war ñun léegi kenn du war fas suñ maam yi néegu ñax liñ daan dëkk kenn du dëkk néegu ñax laa xoññ lañ daan lekk kenn dootu lekk laa xoññ kon nag njàngale alxuraan nga na ko maam yi daan defee rek laa koy defee du ma ko soppi loolu ay caaxaan rek la mën nañoo fexe ba gone gi di wattu alxuraan te yenn fitna yi du ci am ndax lislaam ñëpp dañ ko teg bët kon nag ku ñuy tam day soccoo yenn liir dañuy am ci yow yoon boo demee ay Indonésie ay Malaisie ay Arabie Saoudite ndaw ñi dañuy wattu alxuraan te yenn fitna yi ñoom xamuñu ko kon nag jéem leen a roy ci loolu wàññiwul dara ñun ñëpp ay donge daara lañ man ci daara laa dale jàng ba àgg fu ma ci àgg maa nga yor daara te ba day sama kër kon nag doomi daara ak sëñ daara mooy wax jàggee na koo xam ne dafa xamul daara du arabisant buy wax waaye ab dongom daara di ab sëñ daara mooy wax kon nag sëñ ñaan moomu ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla génn ci jàmm moom ñu ko àndal liggéey lislaam rek moo tax mu dal waaye nag bu génnee jàmm moom ñu ngi ko àndal ñi nga xam ne nag ñooy jàngale tam nañ bàyyi xel dañu nekk ci réewum jàmbur boo fa nekkee da ngay naxante rek da ngay naxante fexe ba am li nga bëgg ci ñoom fexe ba defar sa njaboot yar leen ci taalib yar leen ci lislaam ndax bu ñu amee buntu rek dañuy daal topp kër Sëñ Tuubaa yi di ko tëj benn par benn ndax ñoom loolu moo leen gën a kenn du fi jàngale diine kenn du fi yarub diine ñoom loolu la ñu bëgg kon nag bu ñu leen may
bunt bi. waaw maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaw mu mel ni rek ne Serigne Makhtar Ka bu Serigne Fallou daanaka fondement ci li mu wax maanaam base yi daal il faut ñu gën a am pédagogie ci ni ñuy jàngale xale yi. tout à fait waaw Auguste xam nga audio bii nii man dama ne woon lu ñu war a fësal la parce que presque su ma yeggee ne exclusivité la bu ñu am ndaxte pour la première fois ñu dégg ñu rapporter position tranchée du khalife général des Mourides muy sëñ Mountakha ci mbirum daara yi parce que yu ci bëri dañ doon wax rek mais musuñ jottali position nette et claire bu sëñ Mountakha maa ngi wax sëñ Mountakha mais presque de tous les autres xalifs yu nekk ci Sénégal te yàggoon naa ko fi wax amul benn xalifa Sénégal bu bëgg fitna bu bëgg Sénégal nekk ci fitna lépp lu ñuy def xalif général looloo ñu sauvé ñun Sénégal te peut-être looloo tax guerre civile suñ société révolution explosion sociale amu fa parce que ñoom nit ñi dañ leen di topp di leen déglu te xalif bu ci nekk li nga bëgg mooy jàmm sax fa abadan kon nag suñu waxee ne ci mbirum daara yi ci mbirum njàngale daara yi daaw xam nga affaire yi xale yooyu ñu fi jéngoon indoon fi wax defoon nañ ci sax émission wax ci lii day wane rek ne ñu bëri ñuy bugg ñuy waaraate ci rajo yi di soo waxee dara rek ci mbirum daara yi ñu dal ci sa kaw fo naa ne dañoo déglu lu waxi sëriñ bi parce que yaa ngi fàttaliku waxoon nañ fi il faut que ñiy jàngale daara ñu indi pédagogie ci mbirum njàngale daara ji nekkatuñ tangi maam ya comme ni ko sëñ ba waxee naka maam yi doon defee wax dëgg yàlla ñu bëgg koo defaat loolu mënul nekk donc il faut que ñu indi pédagogie parce que suñ demee sëñ Sidi Makhtar su demee ba ne duñ koy waxeeti sëñ Mountakha moo ne su fekkee ne xale bi xelam neex na tam bëgg jàng ñu jàppal ko ci su fekkee ne xelam neexul tam bëgg jàng tamit ñu jéem a topp ko ba mokkal ki nga xam ne nag xelam neex na te bëggul jàng nga delloo ko ay waajuram loolu li muy wax rek moo di ne il faut que ñi nga xam ne ñoo yore daara yi ñu am benn capacité pédagogique te man je dis que su ku sëriñ bu dóore rek mooy sa bopp nga dóor parce que yow waroon nga jàngal nit te doo ko dóor ku jàngal nit di ko dóor rek mooy yaa ngi koy forcer pour mu jàng te nag njàng dafa nekk loo xam ne da nga xale bi da nga koy mettre condition mu bëgg ko. waaw ci ay kàddum sax nee na nag du yomb jàngale ma alxuraan moom du yomb. du yomb mais nag il faut nga am benn approche ci ni ma déggee. tout à fait bi nga xam ne moom ngay indi daal. tout à fait mais mu wax ci terrain de tamit modernisation mu wax ko ci parce que nee na nañ doon jàngee bu njëkk mënuñ ko jàngee léegi parce que ay néegi xëtt la ay néegi bant lañ dëkkoon léegi ñu ngi ci dëkk ci ay étage donc mais affaire yi modernisation soo ko waxee rek. ci mbirum diina ñi nga xam ne en général ñi jàng làkk culture occidentale ñoo koy wax suñ ko waxee rek ñeneen ñi yaakaar ne Occident modernisé mooy occidentalisé. confrontation bi waaw confrontation culturelle day am. mais sëriñ bi waxul dara lii mu wax sëriñ Sidi Makhtar lii mu wax lu leer la c'est-à-dire il faut que ñu jéem a indi pédagogie mais il faut aussi ñu jéem a moderniser ko xam nga suñu émission boole maa ngi doon wax ne pourquoi pas sax. ñu defal alliwa digital nga xam ne maître bi day mën suivre xale bi ba noppi ma gis ne sax waa daa Touba Milan Ahmed Ndiaye moom ma ko doon nettali def nañ sax benn cérémonie boo xam ne xale bi su ñëwee day fekk ay boissons jus ñu ku ay ñu récompenser ko des primes pour que xale yi bëgg ñëw jàng ko motivation donc mais soo defee mu nekk benn affaire bu austère sévère loolu da ngay tiital xale bi te nag li tax intervention carabinieri yi peut-être xale yi ñu doon yuuxu peut-être sax ñu ngi weddi ne dóore amu fa mais xale soo ko yuuxoo mu dem ci école bi dem ci école ba muy jàngee wax nettali ko fa problème day indi donc moo amaat beneen aspect boo xam ne suñ contact avec l'Occident toujours dafa mës a poser problème maa ngi lire rek bërki démb benn interview bu xam ne l'écrivain Cheikh Hamidou Kane sur livre boobu
célèbre livre bu tudd l'aventure ambiguë mu nekkoon contact entre la culture occidentale et la culture africaine ba ci livre bi muy wax ne est-ce que ce que l'on apprend vaut-il ce que l'on a oublié maanaam est-ce que li ñuy jàng yemboon nag la nga xam ne moom lañ fa lañ jógee ak bàyyi ci ginnaaw moom bi muy wax loolu moo di ne ñoom dañ leen formé woon à l'école occidentale bëgg leen obligé ñu jàng nekk comme tubaab yi ba mu posé question boobu ñun nag wax dëgg yàlla kenn obligé wuñu mais dañoo ñëw réewu jàmbur fekk fa ay loi fekk fay doxalin xeex bi nekkul ñëw rek mu tëju rek def suñu mbir jeex ci parce que du mën nekk mais xeex compliqué lay doon waaw lu compliqué mbir mi moo di ne est-ce que ñun lañ jëlee suñu réew mën nañ koo sotti fii ci réew yu nekk te méngoog waa réew mi maanaam ndax dina mën a adapté wu lañ jëlee suñu réew xam nga moom daf ne lañ jàng la ñuy jàng est-ce que dina yem ak lañ fàtte moom la Cheikh Hamidou Kane wax ñun immigré yi nag li ñu war a wax léegi mooy lañ jëree suñu réew est-ce que mën nañ koo doxal ci réew mi tam méngoog doxalin réew mi donc dinaa même aller plus loin est-ce que mën nañ fexe ba sotti ko ci réew mi doomi réew mi bëgg ko loolu mooy défi bi nga xam ne ñun en tant que immigré moom la ñu war a def moo di ne lu bëri suñu réew am nañ ko mu nekk valeur mais nag nam nekkee suñu réew mënuñ ko sottee fii il faut que ñu jéem a xool lañ jëlee suñu réew nan lañ ko mën sottee fii yokk ci réew mi dañ koy yokk waaye pas mu nekk en affrontement confrontation avec li ñu fekk ci réew mi loolu mënul dox parce que réew mi dafa organiser réew yi ñooñu gën a organiser mais xam ne réew yu ubbeeku la mais nag day fekk la nga jëlee yow sa réew nga jéem a teg ko ci yoon woo xam ne da nga ko mën fexe ba nit ñi doo waxuma sax promouvoir ko mais nit ñi koy bëgg ñëw fekk si la te loolu liñ ci mën a def ci tous les plans muy littérature muy culture muy musique muy restauration muy lépp ci fànn yu bëri daal ci fànn yu bëri waaw mais nag su fekkee ne rek yow da nga ne la nga jëlee réew ma rek moom ngay ñëw rek sotti ko ci réew mi wala tëju loolu ay problème lay indi te loolu nag lu ñu war a bañ la daal voilà mais nag ci mbir yi ni mel lan moo war a doon taxawaayu communauté sénégalaise bi ci mbirum daara yi waaw comme ak problème bi ni mu demee nii waaw problème bi moo di ne gën a farlu daal pour que mbirum jàngale alxuraan ñu gën koo améliorer man damay wax sax ñun waa immigré yi njàngum alxuraan mën nañ fexe ba nga xam ne waa Sénégal dañ koy jàngee ci ñun nan la ñu war a jàngalee alxuraan parce que nag suñuy wax jàngale alxuraan pour xale yi lépp mooy mémorisation la technique de mémorisation la parce que nag lu ci bëri xale yi dañ koy tari te duñ ko comprendre parce que tollooguñ fu ñu leen di dugalee ci philologie coranique ak yu mel noonu donc mais te pourtant réew yi ñu nekk man mës naa ci participer benn cours boo xam ne dañ lay jàngal pour nga gaaw mémoriser technique de mémorisation même ñiy def théâtre comme ñoom ngooti yooyu yëpp dañ koy jàng donc am na technique de mémorisation yoo xam ne oustaz yi dañ ko war jàng pour mën koo jàngale pour mën ko utiliser su seen pédagogie man dem naa ci benn cours boo xam ne benn waay texte boo xam ne mën na 4 pages dañ ko lire ñetti yoon mu tari ko 4 pages automatiquement mu capté ko dans sa mémoire waaw fii am na école yu jàngale loolu technique de mémoire donc oustaz yi nañ ubbeeku nañ jànge woon alxuraan mënuñ ko jàngale continuer di ko jàng alxuraan nañ dem uti xam-xam pour xool nan la ñuy jàngale ci technique de mémorisation te loolu ñun suñ ko defee mën na jëriñ suñu waa réew parce que pédagogie peut-être ñu ko xamul da ngay foog ne amul mais science la pédagogie parce que xale yi déjà bokkuñ comme ni ko sëriñ bi waxee. ku nekk ak sa tempérament ak sa niveau d'intelligence ak yu mel noonu mais nag bëgg a yemale xale yëpp forcer leen ñu jàng mokkaloo loolu amul donc il faut que ñu indi ci xam-xam ñiy jàngale. il faut ñu indi ci xam-xami pédagogie loolu nag dafa laaj sacrifice dafa laaj aussi liggéey bu métti waaye nag liggéey boobu soo ko bañee ne da ngay forcer xale bi pour mu mokkal alxuraan loolu erreur la te du jëm kanam. am na ñoo xam ne sax gëmuñ luy pédagogie te ndaxam pédagogie moo formé ay nit bañ nekk ay docteur ingénieur te kenn mësu leen dóor pédagogie moo formé ay nit bañ nekk professeur te kenn mësu leen dóor
kuñ formé nag ba nga toll ci yenn niveau yi ba mën nekk ay docteur ingénieur di inventé ay mbir te kenn mësula dóor ça veut dire que donc yoon nekk na ci jàngal nit te doo ko dóor. dëgg la loolu moom wax dëgg yàlla lu ñu war a dépasser la buñ jaale affaire yi occidentalisation ne ça n'a rien à voir avec affaire yi occidentalisation surtout nag su sëñ bi waxee sëñ bi nee na xale bi su neexee xel bëggul jàng delloo ko ay waajuram moo gën dóor parce que daara nag du pour yar daara du pour yaraate parce que mënoo boole jàngale ak yaraate day métti daara quand je dis éducation coûteux wax dëgg yàlla delloo ko ay waajuram comme ni ko sëriñ bi waxee mais nag ne da nga koy yeew wala da nga koy dóor bon je pense que loolu amul fii sax Italie yeew ak dóor amu fi peut-être parfois xale yi di mbir mi la leen dul intéressé ñu dem nettali yeneen autorité italiennes yi mais nag war nañ jéem a organiser mbirum jàng te loolu daayira yëpp daayira rek ñoo ko muy bu murit bu tijaan bu lépp ñoom ñoo mën a toog dajaloo pour xool nan la ñuy fexe pour ut loo xam ne day jàngal xale yi non seulement ci mbirum diine rek mais aussi ci mbirum culture suñ aada suñ làkk pour ñu jàngal mais nag il faut ñu am ambition bu mag bañ ko jël rek benn affaire accessoire loolu problème lay indi. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi. laata nag ñuy wéy di dugg ci beneen ponk waxtaan bi te muy lalu nag ci élection yu amoon ca Emilia Romagna ci wàllu politique la sax fii ci réewum Italie. te Centro Sinistra daanaka tegaat fa tànk. dañuy def rek benn break dellu siwaat ci plateau bi. waaw Sophie xet bu neex bi si biir kër gi xanaa daa am looy waajal. déedéet El Hadj bëgg lu neex rek ak efficace. lu efficace loolu lu mu. xanaa déodorant bi El Hadj tudd Ramenes di joxe xet bu neex ci biir kër ci ay oto ak fépp foo xamante ne rek xet bu neex war na fa jaar te boole ci dafa am ñaari njëriñ même sooy fobeere sa kër mun nga ko boole li nga xamante ne mooy sa détergent ak toq rek mu bàyyi la xet bu neex te xet bu yàgg lay doon El Hadj. waaw li ni Ramenes ku ko soxla nag nooy def. dañuy seeti ki nga xamante ne mooy Pulchéri ci Trento. Ramenes ngir seen kër di nes yi set am xet bu neex. ponk bi nag bi ñuy dugg mooy mbirum politique fii ci Italie ci ay bés bee ñu génn rek amoon na fi ay élection régionale fële nag ca Emilia Romagna ñëpp tiitoon nañ ne Lega dina ko jël ak lu demee noonu daal waaye nag daanaka Centro Sinistra moo fa tegaat tànk. ñu bëri nag di laaj ndax ndam boobu waa Centro Sinistra am foofu nag nga xam ne moom moo di Emilia Romagna mën na indi ay coppite ci liñ fi doon coow maanaam sénatoria bi maanaam mbirum mayu kayit fii ci Italie. waaw effectivement mën na. Le fait que Centro Sinistra muy la gauche muy le centre gauche avec le parti démocratique wax dëgg yàlla ci suñu émission bële ñu ragaloon trop parce que élection locale la gaa mais kii beneen mbër mi ñuy wax Matteo Salvini moom da ko bëggoon jël sax pour mu am signification nationale pour que su gañee ñu mën a wax nguur gi fi nekk nañ daanu moom mun ñu dem élection loolu moo nekkoon objectif am te yàlla def na gañewul moom Salvini mais su gañe woon ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla gouvernement bi dooleem dina wàññeeku trop. du amati équilibre bu war. dina daanu wala dooleem wàññeeku. te mbirum immigration gouvernement yi ci mës a def changement yëpp muy gouvernement yu am doole. gouvernement su ñàkkee doole rek du bugg a laal mbirum immigration loolu seddu nañ ko Italie mais aussi ci yeneen dëkk yi. il faut que gouvernement bi mën a changer. positivement ou négativement muy gouvernement bu falu am doole. te nag su fekkee ne ñu ngi dem élection Emilia Romagna Salvini bëgg faa gagner pour mën néewal doole gouvernement bi wax dëgg yàlla ñun immigré yi dañuy jaaxle yàlla def na alhamdulilah ñàkkul ne ni gars yi def nañ ci ay ñaan. ba nga xam ne centre gauche bi avec le parti démocratique ñoo gagné bu sori sax. parce que kii toogaloon foofu Salvini muy benn jigéen ñu koy wax Lucia Borgonzoni moo ñàkk te ki ko raw di l'ancien gouverneur muy l'ancien président Bonaccini rawee na ko presque 8 points. laata sax ñuy xuus di gën a leeral mbirum élection boobu ci Emilia Romagna nu mu demee. dañuy seetaan rek njàngat bi nga xam ne def nañ ko ci.
parti gi nag di PD delluwaat na rek nekk ca boppu parti ya ca diwaan yi Emilia Romagna ak nag 34,6% ca ña fa jot a sànni seen i carte ci élection régionale yu mujj yi. ci élection européenne yi nag Lega a fa gagné woon mouvement 5 étoiles daal di fa gagné nag ci élection politique yi ci atum 2018. Emilia Romagna nuñ ko xamee nag diwaan googu Centro Sinistra ak mosu jiite waaye nag ci at yu mujj yi seen doole dafa xaw a wàññeeku. kii nag di Bonaccini gagné élection ya foofee ca diwaan googu ak 56,7% ci ñi ko jot a votel taxawaat na nag nekk rek ca bopp diwaan googe. naka noonu ki jiite PD di Nicola Zingaretti àdduna rek ay kaddu ji gërëm nag ñi nga xam ne rek ñoo di mouvement les sardines ci nuñ leen taxawee. Bonaccini nag ak juróom fukki atam ak ñett bokk na nag ci parti gi ci atum 2007 2010 ñu tabb ko fa conseil régional ci atum 2014 mu jiite diwaan googee ko niki ni mu koy jiitee tey gannaaw nag ba mu jëlee raw gàddu ga. comme ni ñu ko déggee rek ci élément bi daanaka Bonaccini te wax nga ko sànq sax ca njëlbéen daanaka am na benn marche boo xam ne gagné na ko fa ñi nga xam ne mooy ñi féete woon ci Lega. exact donc te ñu bëri dañ doon wax ne peut-être liñ doon lim naroon li différence bi nekk diggante Bonaccini ak Borgonzoli bëriwuloon. ba noppi ñu gis ne Matteo Salvini moom daf ko def élection nationale presque dafa dem. di campagnal candidatam ba moom Matteo Salvini moo doon gën a feeñ mu am ci nag événement incident boo xam ne naqari na ñu bëri dëkk boo dem na ci benn dëkk sonné foofu ca Bologna sonné fa benn famille tunisien naan leen ndax yéen ay jaay drogue. loolu itam indi fi coow ci dëkk bi. mu indi coow lu bëri ba Facebook bi ñu ko defoon sax foog naa ne gars yi dañ ko signalé Facebook. ba vidéo boobu Facebook annulé ko. donc mu nekk nag. wax dëgg yàlla suñu yeboo ne yaakaar am na. parce que gouvernement bi Salvini depuis ci ñaari at yi depuis 2012 mu ngi door a ñàkk élection est-ce que du série buy déclenché wu à partir de ce vote. maanaam élection yi amoon Emilia Romagna ba noppi tamit ñun en tant que immigré waxuma sax ne élection bi. yaakaar lay def ci mbirum sanatoria bi nga wax mais yaakaar sur la politique de l'immigration parce que ndaw si nga xam ne moo ko yore ministère bi ñu koy wax Lucia Lamorgese moom technocrate la administrateur civil la loolu la musul liggéey te wax dëgg yàlla technocrate yi suñuy doxal parfois dinañ éviter yenn politique politicienne yi parce que parfois dañuy xam avenir réew mi li réew mi soxla ñu jox ko. donc ñu am yaakaar rek ne ci mbirum loolu ñu doon ngurumtu mbirum sanatoria ñu am yaakaar rek ne ndaw si nam ko waxe woon ne ñu ngi ciy liggéey te pareeguñ ñu ngi ciy xalaat caytu sax la wax. te pareegul yàlla mën na def tamit wax dëgg yàlla loolu gën a gaaw pour que liggéey bañ cee génnee mu génne ko pour yóbbu ko assemblée ñu wote ko mu nekk loi. il y a de l'espoir quoi nuñ ko mën a. espoir mu ngoog. maanaam yaakaar bi dundaat na. waaw parce que yaakaar bi da doon dem su Salvini gagné woon wax dëgg yàlla yaakaar bi moom luy tuuti mais léegi nag yaakaar bu mag mu ngi ci mais nag dara leeragul. dara leeragul nañ ñi xam ne rek gouvernement bi am na taxawaay boo xam ne fi mu nekk nii parce que. élection boobu ñu gagné ci Emilia Romagna daf leen gën a mayaat doole bien que nag beneen parti bi ñuy wax 5 étoiles ñoom wax dëgg yàlla seen doole dafa manqué. dafa wàññeeku daal dafa wàññeeku peut-être parti démocratique moom dooleem ci biir gouvernement bi peut-être day gën a yokku te nag wax dëgg yàlla moom le premier ministre même su nekkul mu Giuseppe Conte même su bokkul ci parti démocratique moom c'est un homme de gauche. parce que wax na ko sax nee na. ay idées de gauche la ay idées de gauche la yore donc nañ xeex les droites les destres lañ koy wax ci italien. nañ xeex seen idées yi pour indi ay idées ça veut dire que xeex idée droite ci gouvernement bi fi mu nekk nii mu ngi nekk ci remettre en cause loolu loi yu métti yi nga xam ne moom la mbër mi ñuy wooyee Matteo Salvini moom la tegoon mu koy wax les lois sur legge sicurezza ndax loolu dañ koy xoolaat changer ko waat.
donc mbir yi ak nu mu demee nii ak photographie bi ñu ci mën a def mooy ne rek mën na indi yeneen pàcc yoo xam ne daanaka lu bëri war nañ ko mën a changer ci réew mi te teg woon ci kaw immigré yi wala waaw tout à fait donc nañ ñaan yàlla rek gars yi nga xam ne comme ñun ay nit yi gëm lañ ñiy ñaan ñu gën a yokk ñaan pour que gouvernement bi dooleem gën a dëgër pour que ndaxte réew mi moo soxla ay nit yu jógee bitim réew moo ko soxla peut-être ñun ñëw nañ rek fekk si ko te xamuñ sax li ñu fi indi mais peut-être aussi yàlla moo ko soxla maanaam nit ñi jaxasoo ba noppi Europe ñëpp bokk ci parce que fii la xéewal gi nekk fii mooy continent bi gën a développé bien que nag ñun suñ continent lu bëri am na ko mais xam-xam geeg taxaw bi moo fa manqué donc nit ñi jaxasoo xam-xam bi tas ci àddina peut-être mooy yéene bi nga xam ne loolu vraiment waarewuma je suis un homme de conviction peut-être loolu moo tax donc lépp lu nit di def rek nañ fexe fii ñu nekk nii suñ nekkuwaay mu gën a ñu gën am taxaw ñu bañ fitna bañ doon wax muy philosophie fitna bañ a am ci réew mi parce que réew mi su amee fitna ñëpp lay dal ñi fi dëkk ak ñi fi gane lay gën a dal ci seen kaw kon nag nañ ñaan yàlla pour que réew mi gouvernement bii fallu mu nekk gouvernement bu am doole mais aussi nañ leen bokk ci réew mi ci mbirum daara yi lañ doon wax léegi keroog wax nañ fi mbirum centre culturel sénégalais bu ñu war a taxawal culture mais soo demee ci mbirum koom-koom xam naa dinañ ci wax léegi ci mbirum togg restaurant yu mel noonu yooyu yëpp nañ jéem a xool nañ bañ a nekk rek immigré kuy ut rek làqatul ñibbi non nañ jéem a kuy ut waaye kuy defar sa bopp aussi waaw participer parce que loolu dañoo jaar ci àddina bi rek mais war nañ fexe ba nga xam ne ñun en tant que communauté war nañ fexe loo xam ne fii day yokk ci réew mi ba nopp mën yokk réew mañ jógee intégration donc mais loolu il faut ñu am taxawaay bi bañ a wax rek man booy yi ñëw yi may tasel à chaque fois biir Milan ak li ko wër li ma leen di wax moo di ne bu leen yaakaar ne rek am ngeen benn salaire rek seen àddina mot na waaw da nga ciy commencé di jàng di yokk di ubbeeku sa xel waaye nag na nga jógee Sénégal nga nar koo nekkee fii ba màgget ba ñibbee toll fa nga tolloon loolu musibe la même su la yàlla mayee ay immeuble sax Sénégal mooy amuloo ba njëriñ xeet gi te nag dañoo war def lépp lu ñuy def dañ ko war a defal loo xam ne day amal njëriñ xeet gi dëgg la ci wàllu woowu ba tey rek ci wàllu sénatoriat bañ fi doon waxtaanee ci ayu bés yi la ñu génn maanaam mbir mu may kayit bi mu mel ne nag temps yi moom ci réseaux sociaux yi daanaka fake news yi bëri na ci lool maanaam fake news mooy ay xibaar yoo xam ne dëppoowul ak dëgg waaw am ni daal mooy jékki rek génnee ko ne lii ak lii la te amul des bases yu solides kenn xamul fan la ko jëlee ak wax ji ndax dëgg la wala du dëgg lu doy waar. tout à fait léegi effectivement fake news bëri na ci réew mi mooy yaa ngi ko traduire ci français fausse nouvelle mais foog naa ne ci wolof daal mooy dóor yi. waaw li gars yi di wax expression boobu dañ koy utiliser waaw Sénégal dóor ay dóor lañ koy ay dóorkat yi ay dóorkat dañoo bëri ci réew mi te dóor nag ci mbirum immigration daf cee fekk baax ay dóorkat yu mag nag ñoo nekk ci mbirum immigration may fàttaliwu rek man bi ma ñëwee ci réew mi en 2002 ma toog rek suñ defaguma fi sax weer su ma italien dégguma ci dara ci italien rek suñ dëkkandoor yi nañu fekk mooy sanatoria bu 2002 nga xam ne dem nañ ba tëj ko bañ na jeex na rek ay suñ mbokk nañu Como chambre de commerce bu Como day maye ay këyit keroog su ma yeboon ne peut-être li tax sax ma gën a intéressé wu ci mbir immigration mu nga jógee foofu la tàmbalee parce que te dafa tax sax li ma dugal ci immigration daf ma jàngal aussi ñun sénégalais niñ mel waaw muy positivement ak négativement alors loolu su ma koy fàttaliwu daf may def ay ree ba tey parce que ñu ne sanatoria jeex na tëj na sénégalais yi ci seen biir ñu lance idée ne chambre de commerce bu Como day maye kayit. jox ñu tàmm woon ci Como. xaw ma nu mu demee ay dóorkat rek jël chambre donc da nga naan lu tax ñu tànn ci Como. lu tax ñu tànn ko chambre de commerce. te boobu WhatsApp ak yii yëpp amul de. xam naa ne su doon tàngi WhatsApp boobu day gën a. day gën a exploser keroog ba ma yeggee gare centrale bu Milan ñu jël train di dem Como. ca laa xam ne lii amul
parce que ba mu ñëwee ci gare bi train bi mu nekk 10 voitures 10 wagons ñëpp sénégalais lañ doo si gis naar doo jën beneen xeet. ñëpp jël daal direction Como. jëg ko léegi nag ma ne xanaa këyit suñ koy mayee duñ ko yemale rek ci sénégalais yi. donc soo dawalee sa xel tuuti da nga war a xanaa këyit suñ koy mayee du sénégalais yi rek. parce que pourquoi sénégalais yi rek jël train bi dem Como ñu wàcc Como chambre de commerce ak gare Como war na mot quelques kilomètres taxi yi amatul sénégalais yi rangale ak taxi yi. ñu ñëw ci buntu chambre de commerce ñu gis benn file boo xam ne mën na 500 mètres ñëpp ay sénégalais. télé yi nag ñëw. mu nekk mbir mu doy waar fa laa xamee ne dóor ci mbirum immigration depuis le Sénégal dafa lalu immigration dafa lalu ci ay dóor mooy li ñuy wax fausse nouvelle. yàlla def na loolu yëpp ay dóor la woon chambre de commerce boobu keroog seen marque de bolo yi dafa jeexoon muy seen timbres fiscaux yi ndekete il paraît moom lañ bëggoon jaay dañoo bëri woon excédent de marque. d'accord am ñu ci lënkaloog ay sénégalais rek. ñu tas xibaar boobu transformé ko. fekk ne benn disposition boo xam ne yàgg na ci les lois de l'immigration moo di ne entrepreneur bu bugg a installé wu am na nu la osta chambre de commerce boo war a ut pour wane ne yow am nga moyen nekk entrepreneur. su boobaa ñu jom mën laa jox séjour. loi boobu lañ jël ñoom tas ko ne sanatoria la. dëkk ba fees commune chambre de commerce bi profité jaay ci ay marque de bolloom yëpp ay timbre fiscal parce que da nga doon remplir benn fiche déposé ko marque de bollo de 10 euros man maa dugg ci biir boobu dégguma itam laajte ba kenn ci ñoom mu wax ak man en français explique ma génn ne mbokk yi lii du sanatoria ñu ne ma yow yaa ngi fi ñëw bërki démb bëgg ñëw jàng bref loolu tey woon léegi nag comme Facebook dafa am WhatsApp am fake news dóor yi day bugg a yokk wax dëgg yàlla audio yi circulé ci biir mbokk yi am na ci buñ ci déglu wax dëgg yàlla keroog bi mu ko dégloo dama xulli suma dama tiit parce que kuy wax ne décret bi président de la république signé nañ décret bi xanaa li des rek mooy ñu jàpp bés wax ñaata la ñu war a verser loolu wax dëgg yàlla ki ko wax ay mbokkam oo nañ ma parce que man loolu mu wax reprendre naa ko. ban xamante nga ak moom bu baax bu jë nga ko xam kan la exactement. moom du kii wax moo ma oo mais xaritam. d'accord moo ma xaritam di ma wax nag ne wax dëgg yàlla waa ji baaxam rek moo tax muy def loolu mais nag nee naa ko baax nag wax dëgg yàlla ci loo am ci loo moom ak ci loo xam. mais nag di wax loo xam ne moomoo ko xamoo ko. wax dëgg yàlla man de mission laa ko def depuis bi ma duggee ci réew mi lu may xeex la. immigration dañ ko war respecter lépp parce que immigration na muy doxee ak loi yi du ñun ñoo ko wote du pour ñun réew yañ jëm ñoom ñoo ko moom. mais nag suñ gisee aussi immigration lim indil suñ réew moo tax dafa war dañ cee war ñu setal ko lim indil suñ réew parce que tey famille ya nekk Sénégal di vivre sur l'immigration kenn xamul nu mu toll. dëgg la kon nag lu ñu war seetal la jaral ko yor. ni ñu koy waxee ay régulateurs sociaux la. waaw ay régulateurs sociaux la ba ay 1000 milliards presque de francs CFA di dugg Sénégal kooku mooy wane ne immigration amal na njëriñ réew mi. ko donc lépp luñ ci war a def rek dañ ko war a setal bi moo di ne moomuñ loi yi watewuñ loi yi décidé wuñ loi yi mais ñu wax ko ni mu nekkee ñaareelu affaire bi moo di ne faa yi ñu waxee may këyit rek. business naxante daf cee bëri cas yi mën na ci mën nettali dramatique nag parce que kii lekk sa xaalis moom xaalis bi rek la mais xamul conséquences yi muy indi ci yow conséquences yi muy def ci sa nekkuwaay ci sa réew mi. ak conséquences yi muy def ci sa famille ba nga yore Sénégal. li mu la mën a yàqal day bari. li mën yàqal kon nag wax dëgg yàlla mbir su baaxee amal njëriñ man je dis que pétrole bi ñuy wax ak gaz bi Sénégal di ci wax ju bëri. ci immigration lim indil Sénégal pétrole gaz fa naa ne dinañ dawal ay at pour mu indil ko Sénégal kon nag dañoo war ne suñ pétrole ñun ak suñ gaz mooy immigration dañ cee war gëstu bañ cee yàkkamti jàng xam li wax xam yoon wi jaar yoon nit ñi jaar ci pour am seen këyit. sanatoria nag lu am njëriñ Sénégal la parce que dernier sanatoria bi presque 20 000 Sénégalais am nañ ci këyit bu 2012 sur 100 et quelques mille 20 000 Sénégalais am nañ ci këyit. 2012 wala 2002. 2012. d'accord bu mujj bi bu 2002 bi moom presque lu mot 100 000 Sénégalais. parce que régularisé dañ ci 600 000 Sénégalais.
600 000 étrangers fii ci Italie en 2012. En 2002 mooy bi mujj mooy Sénégalais yu bëri régularisé wu nañ ci te nag tey su sénatoriat amoon foog naa ne lu mot 100 000 Sénégalais ñu ngi ci réew mi amul kayit su may wax sénégalais mooy ñu ci bëri dañoo wax ne ay maliens lañ wala ay guinéens lañ fekk nañ waxante dëgg xam nañ. Sénégal lañ cosaanoo. waaw xamante nañ ci suñu biir donc te su nit ñi amee këyit rek liggéey dañu nekk ci jàmm te loolu nag dafa war bépp sénégalais am taxawaay boobu mais soo naxee nit ki lekk xaalisam sanatorio bi jeex. amul këyitam ñàkk xaalisam loolu àq bu mag la te dañ ko war a xeex ñun. mais waa ji moom lan la wax exactement ci audio bi lu jëm ci affaire may sax personnaliser waa ji parce que bugguma sax wan ko ne dama koy xeex wala da koy contre parce que ku dem ba naan président de la république signé na décréto bi xam nga loolu amul. ku dem loolu moom amul moom. waaw loolu amul ku dem ba naan na ngeen dajale seen xaalis ak dajale seen i këyit parce que léegi mu génn xam nga loolu amul. ok. donc bugguma personnaliser bi débat ci moom parce que bugguma nekk kuy wax lu ñaaw ci moom parce que du loolu moo ma jógloo. li woo jóg mooy wax boo xam ne wax nañ ko ci mbirum immigration fii lu mel ni mayum këyit peut-être waxum benn bi mënuma ko toppatoo. mais waxtu boo xam ne wax boo xam ne day concerner tous les sénégalais. dina leer daal ci yeneen voix. ñun dinañ ko xeex wax ko. waaw ñun. wax nañ ko fi bërki démb semaine dernière ci lii ci diaspora ak ci rajo defaral suñu bopp mission lañ ko def ñun moo di ne lu xew ci réew mi nu mu gënee leeree. ñu mun di informer daal suñu mbokk immigré yi. informer ko suñ ciy wax suñu opinion nag dañ naan la lii suñu opinion la. pour nit ñi xam ne suñu xalaati bopp la rek. mais nag na këyit ya waxee ak naka këyit yi waxee la ñuy njëkk a tekki. dëgg la doo cee wax suñu point de vue te nag wax nañ ko encore. suñ koy wax c'est pas amuñ dara ñun jaayuñ dara. muy ci lii ci diaspora jaayuñ dara offriruñ dara mais nag li ñuy offrir mooy la bonne et juste information sur l'immigration. te képp ku ñuy déglu fii ci lii ci diaspora loolu du ma am modestie du ma ñàkk modestie sax pour rek képp ku ñuy déglu ci lii ci diaspora ak képp ñuy déglu ci rajo defaral suñu bopp. mbirum sanatoria su amee te dinaa ko commencer à partir de semaine prochaine sanatoria amagul mais dinaa commencer di caytu nit ñi wax leen li nga xam ne moom lañ préparé pour bañ kañ leen nax parce que suñ la naxee ba nga joxe sa xaalis bañ tëj sanatoria bi moo di non seulement dootoo jot sa xaalis mais aussi dootoo am këyit te nekk ci réew mi nekk fi ay at yoroo këyit lu ko gën a métti am. dëgg la kon nag li may wax rek Augustin bëgguma yàgg trop ci cas boobu. xam naa ne dinañ ci defaat yeneen émission dañ ko gën a yaatalaat sax. dinañ ko gën yaatalaat. di leen wax ne nag bu na nit ñi utiliser seen xel bëggum këyit yàkkamti ba lu nit parce que audio yeeg Facebook yi ñuy partager ni mu bëree te soo dégloo soo xelaatoo tuuti rek da nga xam ne lii tegul yoon. dóorkat yi daal bëri nañ. dóorkat yi muy fake news yi. dóorkat yi nañ moytu dóorkat yi nañ moytu dóor yi. parce que mbirum immigration mooy dinañ la dóor. dem seen yoon parce que dëkk yu gis nañ dëkk yu bëri yoo xam ne amoon ay dóorkat sénégalais te loolu wax dëgg yàlla bi ñu commencé wax ba léegi dafa wàññeeku. xam naa ne nag ñun li ñuy wax du leen neex ñoom dóorkat yi waaye wax dëgg yàlla du ñoom ñoo tax ñu jóg. ñun suñ ngëm-ngëm gëm ne li ñuy def mission la te mission nag mooy su la ko yàlla joxee da nga ko war setal waaw looloo tax lii ci diaspora juddu. looloo tax rajo defaral suñu bopp juddu looloo tax ñuy jógee Milan di ñëw Brescia di ñëw di def émission beeg yéen. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi kon nu ngi ko waxee rek mbokk yi ñu moytu dóorkat yi bu baax a baax. lépp nag lu jëm ci sénatoria boobu comme ni mu ko waxee rek ak. bu fekkee taxawal nañ ko ak nu mu war a demee rek dinañu toogaat fii gën ko yaatal man ak moom laata nag ñuy dugg ci ponk bu mujj bi jëm nag ci suñu mbokk sénégalaise boobu nekk Agrigento te yoroo fa restaurant te at bee ñu génn mu gagné woon concours toggub cere fii ci réewum Italie. gagné waat na beneen raaya démb ca benn concours togg. concours gi nag benn canal de télévision bu ñuy wax TV8 moom moo ko organisé woon na. moom nag mu sekkoon ko ak ñaar fukk ci ay toggukat ay chef nuñ koy waxee mu mel ni ne moo ngi tàmbali nag di wéy di gagné ay raaya fii ci réewum Italie. waaw tout à fait
Marème Cissé effectivement waxoon nañ ko fii ci lii ci diaspora foog naa suñ première émission sax. si ci lañ ci waxoon. mu gagné woon meilleur. couscous du monde. dëgg la une coupe du monde de préparation du couscous. bii nag mu ñëw ñaarale ko en réalité affaire bi TV8 Milan la nekk quoi Milan la Agrigento la nekk. mais concours bi ñu ko doon def Milan. mu gagné ko démb. muy la meilleure chef étrangère. muy le meilleur la meilleure bon. cuisinière la meilleure cuisine ethnique. exactement du monde en Italie. nga xam ne étranger yi chef étranger yi lañ boole. ñu def concours mu dem ci final ba démb final bi la woon mu gagné ko. di wax ne wax dëgg yàlla moom Marème ku jàmbaar la te par rapport ak suñu wax bu njëkk bi daf ko indi moom mu koy doxal maanaam lañ jëlee suñu réew na lañ fexe ñëw boole ko ci réew mi ba mu neex waa réew mi. bokk ci patrimoine dëkk bi. bokk ci parce que na nga ko jëlee ci réew mi du nga koy sottee. ceebu jën nam ko toggee da nga xam ne lii ceebu jën la mais nañ koy toggee suñu réew toggeewu ko noonu moom ceebu jën moom la présenté en demi-finale ba gagné ko. démb mu defar. gagné réewum France je pense. ci demi-finale réewum France waaw ci demi-finale ba finale ba mu ñëw moo taseeg benn chinoise indi premier plat bi mu ne ki cere ak jën cere ak ñeexu jën moom la njëkk a présenté. mais cere boobu soo ko xoolee ute nag cere nañ koy toggee suñu réew. ñu égalité première partie deuxième partie mu ñëw génnee touffé à l'agneau la mooy touffé à la viande de mouton. nam ko toggee tamit touffé boobu da nga xam ne lii touffé la mais ute naag suñ touffé nañ ko xamee suñ. lan mooy def différence bi entre ci wàllu toggin gi. mooy ci ingrédients yi muy présenté. saf bu ëpp bi nga xam ne suñ réew ci jumbo yeeg yu mel noonu da ko cee wàññi ba noppi niñ koy présenté artistiquement moom noonu mu koy présenté ba noppi nag créé ci nag ay produits ca dëkk ba mu dëkk muy Sicile ku xam Sicile xam ne dañoo bëri ay ingrédients. C'est un pays de la Méditerranée cuisine méditerranéenne moom lañ foofu la Sicile mu boole ko cuisine tropicale muy cuisine sénégalaise mu def ci nag gëstu ak liggéey bu métti. daanaka benn mix la quoi. benn mix waaw. mooy lañ doon wax rek lañ jëlee suñu réew nan lañ fexee mën ko samp ci réew mi mu neex nit ñi ba nit ñi jël ko boole ko ci seen. ni ñu mën a enracinement noonu la ñu mën a ubbee ko aussi enracinement et ouverture. enracinement et ouverture effectivement. te loolu lu moom la Marème def vraiment xam nga invité nañu foon sax ñun. waaw waroon nañ fa dem waroon dem Agrigento c'est vrai. waaw sori na xam naa ne mais dañ koy préparer. nee na mois de le 8 prochain 8 février dina ñëw Milan participer ci benn foire muy la foire du tourisme. d'accord te ci boobaa ñàkkul ne dinañ ko rencontrer. dinañ mën a jokkoo ak moom defar ay waxtaan ak moom. directement waaw loolu donc wax dëgg yàlla léegi xam nga communauté lu moom su ko toppatoo rek day am njëriñ. parce que démb bi mu gagné ay ñu yore cuisine sénégalaise dañ maa oo ne ma lii dina tax nit ñi gën a bëgg suñ cuisine. dëgg la. malheureusement cuisine sénégalaise tey dafa waroon am boom bu mag ci Italie mais suñu wax cuisine sénégalaise du cuisine sénégalaise pour les Sénégalais maanaam ceebu jën man na ma ko xamee Sénégal laay bëgg su ma duggee suma kër lekkee ko noonu. mais suñ koy toggal tubaab bi waruñ ko lekkee noonu te nag tubaab yi ñoo fi ëpp ci réew mi te cuisine liggéey la pour xaalis donc nan lañ mën fexee cuisine sénégalaise tubaab yi bëgg ko pour tubaab yi bëgg ko il faut que ñuy créer des restaurants sénégalais pour un public italien non un restaurant sénégalais pour les Sénégalais seulement kooku su ma yemoon passion la moom la ñuy wax passion Sénégal mais nag il faut que tey vraiment dafa waroon am boom ni cuisine chinoise chinois yi jëlee la restauration mais du ut bañ nañ ko ba léegi chinois yi toggatuñ sax cuisine chinoise ci seen restaurant yi. daanaka moom Ginger and Food di tour restaurant ba mu am Agrigento restaurant de renommée le restaurant. léegi restaurant bu am doole la foofu. bu am doole léegi de renommée. ay tubaab ñoo fay lekk. ñoo koy fees. surtout nag mu créer
le prix de la meilleure cuisine étrangère en Italie mu gagné ko te muy cuisine sénégalaise loolu wax dëgg yàlla dafa war a jàppale cuisine sénégalaise. loolu luy lance cuisine sénégalaise te nag wax dëgg yàlla la cuisine sénégalaise elle est très riche. ñun ñoo ko xamul daal ñun ñoo ko xamul ci ingrédients te mën nañ ko exporter su kuy wax exporter mooy des devises pour notre pays les ingrédients sénégalais sont divers yu ñu fàtteeg parce que moom man ni mu koy waxee nee na ay jumbo yooyu yëpp da koy utiliser day utiliser ay saf-safal yoo xam ne suñuy maam ñoo ko fi bàyyi woon moom lay dugal ci ay cuisine. mais maanaam ay bouillon yoo xam ne ñoo ko doon defal seen bopp. waaw naturel. bio. waaw bio naturel bio mu ngoog parce que la cuisine sénégalaise aussi c'est une cuisine bio. waaw cuisine bio la mais dañoo dem ba léegi boole ci yoo xam ne wax dëgg yàlla dafa. tout est chimique tout est chimique dafa appauvrir la cuisine sénégalaise xam naa ne wax ji ñuy wax fay nga sant ma sant Diouf xam naa ne seeneen yi ak ngomeen yi dinañu tooñ. non dama lay bàyyi rek nga gën a. nga gën a retravailler waat mbaxalu Saalum ay mbaxalu Saalum ak yooyu daal yëpp war nañ ko génne. waaw génne ko waaw waaw ay mbaxalu Saalum ay dëxin ak yooyu. voilà exactement yooyu yëpp bon ci culture la bokk du ci lekk rek du feesal biir. comme ni mais ci suñu culture la bokk. donc dañ cee war a dañ ko war di ko liggéey te nii tey succès bi Marème am presque beaucoup de restaurants sénégalais de qualité dañoo war a am ci réew yi mais pas restaurant sénégalais pour des sénégalais parce que le public le target mooy ñi nga xam ne ñoo soxla lekk ay italien te italien ñëpp xam nañ ne restaurant dañ ko fay daal. effectivement. donc ni Marème noonu mu ubbi Agrigento na fexe ñëw ubbi restaurant Milan am na sax yeneen sénégalais yoo am restaurant. waaw mais est-ce que ñooñu tam mënuñu jéem a ñu am contact ak moom jéem a xool tamit nan la ñu gën a améliorer seen liggéey gën a am ouverture. xam mos naa ko fi wax ne le ministère de l'agriculture ou le ministère de la culture moom suñu mission. waaw dañoo créé wuñ benn dynamique boo xam ne day développer la culture et par conséquent l'économie sénégalaise parce que dañoo am. ay yu baax yoo xam ne gisuñ benn politique bu ko encadré. wala bu koy impulser mu koy impulser. muy la cuisine mais aussi muy la coiffure sénégalaise. suñ jigéen yi létt ci àddina bi kenn xamul nan lañ toll. ba mais ñàkk encadrement ba tax mu ngi ñàkk fayda je pense qu'il y a des industries culturelles sénégalaises en matière de coiffure aux États-Unis am na ay femmes yoo am ay chaînes de salons de coiffure. fii aussi am na ay léttkat léegi nag cuisine sénégalaise dañ ko war aussi mu am le gouvernement du Sénégal loolu moom moo am parce que da ngay gis Italie bërki démb dégg naa ñu ngi doon wax centre culturel mais dégg naa démb bërki démb ñu ngi doon inaugurer centre culturel italien. si parce que vice-ministre des affaires étrangères mu fon en tournée ñu ngi doon inaugurer centre culturel italien mooy lañ doon wax rek dañoo war créer centre culturel sénégalais parce que day impulser la culture et ku impulser culture impulser économie. donc nan lañ mën fexee pour que l'économie sénégalaise du pétrole ba feeñ rek wala gaz ba feeñ jam ñaajo xaw ma où mais culture sénégalaise dafa war a ànd ak benn lobbying économique bu koy jàppale buy tax muy exploser parce que soo waxee cuisine sénégalaise rek mooy wax nga agriculture sénégalaise mooy wax nga produit typiquement sénégalais mooy wax nga aussi le savoir-faire sénégalais te ci cuisine ak ci yeneen secteur coiffure dañ cee war a créer am na benn savoir-faire bu ñu suñuy maam bàyyee suñ deful dañ koy ñàkk te du ñu amal njëriñ ba ñeneen a koy jël ko développer ñu naan ko ndax am lii Sénégal. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yi ngeen di ci ponk yi ñu faram-fàcce tey ci seen émission li ci diaspora bi di ko gërëm comme saa su nekk rek ni mu koy defee di leen fàttaliku rek ne émission bi mun ngeen ko am en podcast si rajo defaral suñu bopp en semaine Baye Diouf aussi pàcc bu ci nekk ci émission bi dina defaat rediffusion bi ci ay plateforme am ci ay page Facebook am. di ko gërëm di ko sant bu baax di ko wax rek lan lay tàggoog mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw jërëjëf Augustin jërëjëf mbokki Diaspora Vision ak rajo defaral suñu bopp wax dëgg yàlla tey émission bi su ma yeboo ne émission yi ma gën a neex la bokk. surtout nag audio vidéo bi. Serigne Sidi Makhtar Ka di waxee wax dëgg yàlla dafa nekk lu am importance
te man nag su ma sañoon sax duñ ko yemal rek ci Italie. parce que dañuy wax moom mu ngi ooyee boppam ndongo ba daara ne du arabisant waaye intellectuel la. intellectuel sénégalais nekkul intellectuel bi nga xam ne dafa jàngi tubaab wala dafa jàngi arab. intellectuel sénégalais mooy intellectuel sénégalais bi nga xam ne culture Sénégal baaxi Sénégal ak xam-xami Sénégal. te wax dëgg yàlla audio bi vidéo bi su ma sañoon ñu fësal ko Sénégalais yëpp seetaan ko au Sénégal. parce que moom dafa wax loo xam ne tey yeneen intellectuel sénégalais yi suñ ko waxee dañ leen di dal ci seen kaw te ku dem ba jox ba wax ci vidéo wax la pensée la philosophie xalif général des mourides ci mbirum pédagogie dans le daayira dans les daara wax dëgg yàlla loolu dafa tax problème fitna biñ naroon am ci njàngal alxuraan yëpp dañ que xale dañ koy suqali mais pas dañ koo gaañ donc maa ngi koy gërëm di gërëm ñëpp ñi ñuy seetaan di wax yàlla na yàlla dàq fitna Sénégal mais yàlla na ko yàlla dàq tamit ci suñu communauté bi nekk fii ci Italie. jërëjëf Baye Diouf di gërëm it ki nga xam ne moo nekkoon ci wàllu machine yi ci xarale gi di Alioune Ngoti Mbaye di leen jox nag dig daje beneen ayu bés ak yeneen thème yi nga xam ne rek soxal na diaspora bi jërë ngeen jëf.